la première radio digitale du Sénégal revue de presse di gën a fës si xëtu yéenekaay yi Manis ak Seydina borom ñaari galon yi alors ça waay ni nga def noppal ko nañu tuuti da naan café yooyu ñëwaat dellu si. waaw dafa mel ni nag noppal nañ naan nañ café donc ñëw nag toog. voilà ma ngoog ñu commencé par l'Obs. waaw l'Observateur moom nag xam nga ba léegi coow mi nga xam ne moo lëmbee réew mi ci lañ nekk muy coow Franck Timis ak équation wu li ñuy wax maanaam 6 000 milliards yoo xam ne daal ñu ngi koy laam-laamee coow li di si nekk muy affaire wu Petro-Tim ak Aliou Sall donc déjà loolu daal ñu ngi xool ba état bi nan la mën a def moom pour mën a dénoncer contrat boobu nga xam ne moom mooy dañ ko am ak Petro-Tim donc loolu nekk na loo xam ne si kii Aliou Sall nag gars yi ngi wax ne léegi nag daanaka dafa nekk ab malaise ci biir pouvoir bi. dëgg la waaw donc mu nekk loo xam ne am na coow lu bëri loo xam ne judd na si mais bu ñu xoolee tuuti ki nga xam ne moom mooy Babacar Mbaye Ngaraaf moom démb nag l'Observateur ci seen xarañte minute par minute ni audition bi amee l'Observateur def nañ ko tey. macha allah def nañ ko seen page 3 4 ak 5 donc mu mel ni daal lépp li nga xam ne audition bi daal laaj nañ ko mu diggante laaj ak tontu seen diggante moom ak enquêteurs yi l'Observateur am nañ mbir mi ba wax si ki nga xam ne nag moom mooy Mout Mbane xam nga ko. Mout Mbane waaw journaliste bu xarañ bi. voilà moom it tey jii moom it day jaal. tey moom it dina dem foofu nga xam ne moom mooy dig pour moom tamit ñu mun koo déglu auditionné ko laaj ko comme li procureur bi waxoon daal képp ku ci laal wala ku ci am dara daal dina leen laaj pour nga ñëw. l'Observateur ba léegi mi ngi wax ci soxna soos nga xam ne dafa génnoon àdduna dañu gisoon ko fa li nga xam ne moom mooy Wakaam ñu gënoon ko xam ci Ami Diouf. moom nag l'Observateur vraiment fexe na lëxmët na ba am ci ay tegtal yu leer a leer ba wax si mooy kàddu yu mujj yi nga xam ne am na dina ko moom ak ay mbokkam waaye également ni mu def ba nga xam ne li tax mu ñëw Ndakaaru ak famem tamit témoignage bi nga xam ne amoon nañ ko ci moom donc yooyu yëpp nekk loo xam ne tey l'Observateur ci xëtam bu njëkk daal ci loolu la nekk. Le Soleil moom dafa ñëw ci chambre africaine de l'énergie daal ñoom fi mu nekk ni naqarlu nañ lool documentaire bi nga xam ne Petro-Tim génn na ko donc kon tey jii ñoom loolu nekk na loo xam ne daal ñoom naqari na leen trop donc déjà loolu nekk na loo xam ne nañ si taxaw donc le Soleil moom li mu ci wax dafa fës chambre africaine de l'énergie gis nga ñoom daal dañu nee nañ daal gars yi dañu bëggoon defar ay preuves yoo xam ne daal tegul woon ci dara ñu wax ko. dëgg la waaw donc déjà loolu daf si taxaw mu nekk loo xam ne daal ñoom daal rafetlu wuñ ko daal waaw rafetlu wuñ ko daal nee nañ daal affaire bi naqari na leen. d'accord waaw rafetlu wuñ ko dara donc xam nga coow bu amee ku ci nekk rek daf si wax li nga xam ne moom la ci xalaat. Le Quotidien. waaw Le Quotidien moom bu ñu xoolee caan mu ngi Quotidien xam nga Quotidien ma xool donc voilà am na Quotidien sax voilà Quotidien moom li mu wax nee na li nga xam ne moom mooy union élection locale yi xam nga dafa amoon parrainage. décembre lay doon. gars yi nee nañ bëggatuñ ko de parrainage bi nañ ko dindi de. parrainage bi nag doxul suñu seetee ba seet. doxul ah parrainage bi daal gars yi bu mais la moo doxul tamit. xam nañ ko loolu yëpp wax nañ si woon de waaye nag bon. waaw mais daal ñu xool nuñ ko gën a améliorer rek affaire yi gën a transparent et puis. waaw ñoom daal fi mu nekk nii daal nee nañ daal parrainage bi daal ñoom vraiment dañu bëggoon daal ñu abandonné ko le plus rapidement possible. waaw donc déjà loolu taxaw nañ si waxtaan si Quotidien tamit ñëwaat na ci Mamadou Diop Decroix moom nee na daal dialogue bii nii dafa gis ne daal njeextal bi dina xaw a lëj trop waaw ndax manifestation yi gars yi di interdire rek yu demee noonu daal nekk loo xam ne daf si indi ay jafe-jafe yoo xam ne daal vraiment daf si nekk xam nga président kii bi Morsi mooy président bi nekkoon fële Égypte. gars yi dañ ko doon jugé dem tribunal moom arrêt cardiaque tribunal bi génnaat denc nañ ko sax dégg naa. denc nañ ko tey ji suba teel waaw dañ ko teel a denc donc xam naa daaw da ba ñu mënee wàññil tuuti kii bi rek dina gën a mucc ayib voilà son bi waaw voilà. populaire moom nee na Union européenne ci boppam nee na nañu abandonné parrainage bi dans les plus brefs délais ñoom nag seen xalaat la mais ñoom de toute façon réew mi fii dafa am loi yu fiy dox. waaw parce que dafa indi woon coow bu bëri xam naa loolu rek moo tax dañu bëgg a apaiser daal. waaw parce que dialogue am na ne la wóor na ko condition boobu dañ ko posé opposition bi. waaw daal de toute façon mais xam nga parrainage moom yàgg na fi am dëgg la waaw donc mi ngi noonu bu ñu demee ba fële nga xam ne mooy Italie tamit dafa am ñaari maître coranique yoo xam ne gars yi jàppaat nañ leen anamu sax vox mi ngi nii ñaari maître coranique yoo xam ne daal dañ doon maltraité ay xale fële ci Italie xam nga dëkk tubaab bi nag foofu moom ay xeetu maltraité yooyu amu fa donc dañ doon maltraité booy daal gars yi jàppale
oh là là. waaw donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne daf si taxaw donc chambre africaine de l'énergie également ñoom daal nee nañ rafetlu wuñ dara ci BBC doxalin bi nga xam ne doxal na ko waaw li mu def ni moom tegu ko ci dara. ci yàlla Dakar Times. Dakar Times moom ñëw na nee na mission d'observation bu Union européenne ñoom daal bi ñu évaluer présidentielle bi 2019 nee nañ dañu bëgg dafa nekk benn scrutin bu calme et transparent maanaam amul njuuj njaaj amul lëbëj amul dara loo xam ne daal taxaw na si ñoom daal dañuy jàpp ne wax dëgg yàlla scrutin bi nekk na scrutin boo xam ne bu mucc ayib la. dëgg la ñoom loolu lañ wax. enquête moom ñëw na douane ak commerçant yi coow am na fa de daa am bras de fer bu mucc ayib nag boo si nekkee léegi nag ci biir loolu dafa am ay ramifications yu multiples yoo xam ne daal laxasu na ci biir commerçant yi nag mer nañ ci biir loolu sax si lañ indi benn réunion tripartite démb pour mën a désamorcer bombe bi daal mais ba léegi daal affaire ba nekkul loo xam ne lu jàppandi la waaw yombul déjà loolu nekk na si xam nga sànq maa ngi koy wax kii bi chambre africain bi bu énergie africaine bu énergie bi donc ñoom ñi ngi soutenir Macky Sall ci scandale bi nga xam ne moom moo am ci affaire Franck Timis beeg Aliou Sall donc muy ñu ko tuddee daal feuilleton Aliou Sall ak Petro-Tim tribune moom dafa ñëw nee na état bi amul xaalis gars yi nee na état bi yoratuñ de waaw dañoo ñàkk xaalis yi tribune de loolu la wax doon nee na dafa am tension daal fële nga xam ne dañoo am tension de trésorerie. waaye loolu du lu bees ah. du lu bees ah oui tribune de moom tey ci la xëy moom nee na daal état bi moom amatul xaalis dañoo banque. voté nañu budget boobu dinañ ko doxal ñoom ba mu mën sëkk. waaw nee na état nañu recouvrer. waaw dégg nga douane impôt ak ñoom seen yëpp foofu xaalis bi di jógee. waaw nee na waaw léegi daal moom tribune nag moom nee na daal dëkk bi dafa kii nee na dëkk bi dafa li tax mu wax ko nag nee na dafa am ay programme ak projet yoo xam ne yii dañoo taxaw yii nekkoo ralenti. waaw moom daal loolu la wax bon xam naa gars yi bu ñu demee xool ko la tribune daal dugg ci seen biir du ñàkk ñu xool li nga xam ne moom lañ fa wax. L'As quotidien moom li mu ñëw nee na Union européenne moom nee na nañ abandonné lépp loo xam ne jëm na ci wàllu parrainage bi moom loolu la wax quoi donc gis nga ñëwaat nañ scandale pétrole mu mel ni daal pétrole bi tout le temps mooy ñëwaat donc L'As aussi ñëwaat na si nee na chambre africaine de l'énergie ñoom ñi ngi défendre Macky Sall donc kon déjà loolee nekk na loo xam ne nañ si bàyyi xel baax a baax coow li nga xam ne am na ci ndox mi it Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau wax na ci moom it ci diggante attribution marché bi nga xam ne moom mooy Suez lañ ko jox nee na tegu na ci yoon gars yi ñooy wax nii rek mais tegu na ci yoon donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne la si taxaw Babacar Mbaye Ngaraaf xam nga bi mu demee dig ba pare nee na nag fi mu nekk nii justice bi nañ def li ñuy wax maanaam fast track. ñu ngi si di. nee na convoqué nañu ñëpp presque. nee na bar de. nee na waaw gaa yi ngi dem de. gaa yi ngi dem de nee na daal na bar moom na bar fi mu nekk nii de yow mi kii aal. Walf Quotidien. Walf moom li mu ñëw nee na scandale yi nga xam ne ñoom ñoo éclaboussé Macky la jël ko 8 sonnal ko. pétrole ba gaz ba. nee na Petro-Tim si la mag nee na Big Togo si la rek COUD Prodac affaire yu 94 milliards yi réfection building administrative yi Necotrans ArcelorMittal maanaam daal. terre bi. lañ ca wax yëpp dafa bëri. léegi nag scandale yooyu yëpp nee nañ moom moo kii Macky Macky de xam naa ne moom daal comme doy na waar de. mi ngi noonu daal. mën na dékku daal. mën na dékku léegi nag ci biir loolu xam nga li gën a garaaw ci affaire yu Petro-Tim bi li Walf wax nee na opposition bi bokk ñu benn gët ñoom ñëpp. déet loolu ko moom nee na ñii dañoo ci affaire Alassane Sall. waaw Abdoul Mbaye. ak Sonko bokkul ak ñeneen ñi. waaw mais nee na affaire yu Petro-Tim bi. ñii dañoo jaar Ndar ñii jaari Casamance. waaw donc kon déjà loolu déjà dafa nekk loo xam ne daf si taxaw donc kon déjà loolu aussi nekk na loo xam ne vraiment coow am na de greffier yi nag coow am na fa. greffier yi suñu copain. waaw. bureau bu bees bi ñu defar. gars yi bañ nañ de nee nañ loolu mënul nekk de bureau ba malaise am na fa de. dinañu déggoo seen biir. ñoom ñu neen la xaw ma li xew de waaye daal suñu yoon new si. waaw malaise daal am na fa. Sud Quotidien. Sud Quotidien moom nee na opposition bi dañuy jéem a naxaate rek ñu ngi ci li ñuy jéem a wax ay clair obscur yooyu kenn xamul luñ ni ñuy feccee dañuy teg benn tànk boobu yàgg ñu génn tànk boobu dugal beneen tànk waaw ñu ngi daal ci clair obscur maanaam daal dara xamagul li nga xam ne na leen askan bi soxal waaye moo na leen askan bi soxal waaw en tout cas daal ñoom daal nee nañ opposition bi dafa afoon mais nag boo xoolee opposition bi radical bi xam ne ñoom moom mooy opposition bi tax ñuy wax kenn déggu leen de da nga leen dégg koo ci dégg déet wala pétrole bi dafa wane nañ daal ci xët bu njëkk. wan daal Gakou. Idrissa Seck. waaw Pape Diop ak Alassane Sall. waaw ñoom daal wane nañ leen mais ñoom daal noppi nañ ci. ñoom ba léegi ba tey jii nii ñoom
ŋaanguñu yàbbi si. dëgg la waaw donc ñu ngi leen di waxal. ñooñu leen di waxal. Sonko. bu élection jotee Sonko rek mooy dem. léegi damay laajte rek. damay wax rek man tamit. non je demande est-ce que bu élection jotee. élection bu jotee kan mooy dem. bëgg wax dañ ci bokk. kan di mais boo bokkee ci réew. dala xew ci réew mais da nga ciy wax sa xalaat. dëgg la voilà. dëgg la loolu de la kii wax Momar Diong di analyste politique moom daal bi mu ko jàngatee loolu wax maanaam daal boo bokkee ci réew. bu dara xewee ci réew mi da nga ciy wax ci réew mi. bu la fi train bi bàyyi bu la fi histoire bàyyi. tamit dëgg waaw moom daal loolu la wax. dëgg la waaw libération moom dafa ñëw nee na daal ki nga xam ne moom mooy Abdoul Mbaye liñ koy jiiñ ñi de bu dee dëgg la dina doy waar loolu de. te tey la kii am procès bi yàlla na am ndam. yàlla na am chance bu baax. xaw ma ndam xaw du am ndam de loolu moom mbiru justice la en tout cas li xew ba xew daal mooy libération moom li mu wax waa ji daa ibbi ñaari société immobilière ba pare jël ay yeneen nit def leen ay prétendants maanaam jël na exemple ci Aliou Sall daal d'après ñoom li ñu wax maanaam daal Abdoul Mbaye li muy jiiñ Aliou Sall moom loolu la def te xam nga libération yow yaa ne libération ñoom du ñuy caaxaan. ils sont pas légers nag quand même. waaw nee na daal ñoom nee nañ Abdoul Mbaye dafa ibbi ñaari société dana bàyyi di ma fàttali wax jooju ban dama ko waxoon si benn titre. maa ngi jégalu waaw dëgg la wax. maa ngi jégalu sax yow tamit. maa ngi jégalu dañu mer maa ngi jégalu. numéro 1 bi mooy L'Obs. non loolu moom wax. 100 et quelques mille exemplaires. non loolu moom wax bu yàqu ndax numéro 1 mooy L'Obs. waaw fii ak l'an 2059. l'an 3000 nga ma wax 59. 3500. voilà foofu moom non L'Obs moom L'Obs RFM. TFM King FM. IGFM ñeneen ñi faux départ record non ñooñu moom kii y a pas photo quoi compétition amul foofu nañ bàyyi ñu xool deuxième yi rek mais moom jaratu ñu koy wax donc libération daal loolu wax nee na daal Abdoul Mbaye lii muy jiiñ Aliou Sall moom moo ci njëkkee waaw moom moo ci njëkkee parce que dafa ibbi ñaari kii ba pare li ci gën a grave mooy ñoom dañu wane exclusive bi maanaam daal enquête bi dañ ko wane trop donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne jox nañ ci ay tur yoo xam ne daal mi ngi nii nee na daal dafa jël ñaari nit teg leen fa comme si ñoom ñoo ko moom te nekkate loolu Abdoul Mbaye moom moo ko def donc moom ay projet de construction ay appartement yoo xam ne prix ba moom jéggi na dayo donc yooyu yëpp nekk li nga xam ne daal moom moo si taxaw ñoom daal fexe nañ ba lijjanti seen i mbir daal tamit ci biir donc mu nekk loo xam ne daf si taxaw donc ay fondation Kéba Mbaye ak moom mooy abrité see bi daal mbir mi ngi noonu daal moom daal coow am na ci daal doy na waar waaw donc moom daal la muy jiiñ kële nu mu tudd sax Aliou Sall daal gars yi nee nañ moom moo ci jiitu. Les Échos. waaw Les Échos moom dafa ñëw dig gars yi yéegal nañ ko de fi mu nekk ni daal moom nee na am na beneen manifestation boo xam ne nag gars yi nga koy waajal waaye moom mi ngi noonu donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy directeur général bu Petrosen ak Babacar Mbaye Garaf daal ñoom démb yàgg nañ dig lool. waaw yàgg nañ fa ki nga xam ne mooy coalition aar li ñu bokk nag ñoom it nee nañ dañuy wàccaat ci tali bi àjjuma bii di ñëw. dañ leen encadré rek. suñu déconné rek nag xala préfet nag dina am argument bu wóor pour na leen léegi nag c'est fini. en tout cas na leen encadré bàyyi leen ñu ñaxtu tuuti. en tout cas daal nekk na loo xam ne daal mi ngi nii doy na waar daal donc coow li dafa bëri li nga xam ne moom mooy Union européenne ñoom ñi ngi recalé parrainage bi donc ñoom daal wax nañ seen xalaat bu baax a baax ci les Échos donc ñoom tey wax nañ si bëri. Rewmi quotidien. Rewmi quotidien ñëwaat da ci affaire Petro-Tim xam nga fi mu ne nii nag temps yi nag Petro-Tim Sénégal moom bu ñu xasee bu ñu jëlee dara moom du gaaw a bàyyi donc Petro-Tim mi ngi noonu chambre africaine de l'énergie nag ñoom nee nañ daal li nga xam ne BBC moom la def tegu ko fenn te amuñu droit sax pour di ko def donc loolu dafa kii réew mi ñëwaat na ci Babacar Mbaye nga am na nee na fa nga xam ne dañ dig yàgg na fa Atepa xam nga ko du waaw du ma ko mettre en rapport ak Wade day jaar dimanche moom jeudi prochain lañ ko woo inchallah waaw jeudi prochain lañ ko woo donc kon déjà loolu nekk na xam ndeysaan Morsi mooy président égyptien bi entre 2013 2014 moom ci biir procès bi ñu ko doon procès fa la am arrêt cardiaque fa la faatoo donc loolu tam mu nekk loo xam ne lu doy waar la fële nga xam ne moom mooy tribunal des flagrants délits njombe am na fa de waaw moom daal nee na dafa am kenn koo xam ne daal mbind daan dooleem la dañ koo jiiñ ne dafa sàcc ay bijoux daal ay bijoux yoo xam ne valeur bi xam nga ñaata la 10 millions moom lañ ko jiiñ dem waaw. tàggat yaram stade quotidien moom ñëwaat na ci li nga xam ne ñu ngi koy waajal mooy coupe d'Afrique bi nga xam ne day am ci njeextalu semaine bi ñetti fan nag ñoo ci des. def naa le 21 la comme tey la ñaata tey la mardi. waaw. mercredi vendredi àjjuma lay commencé Sénégal nag moom dimanche lay fubal. léegi nag Kalidou Koulibaly ak Sané ñoom daal ñoo nekk ci axe central bi.
waaw xam nga Kalidou moom ñëpp xam nañ xarañteem. Sané moom allemand la. waaw allemand yi ñoom duñu foo. boo jotee allemand sax boo jotee moom bu la dóoree da ngay wàcc. mooy yow kon jël ngay tooñ allemand noonu lañ mel seen i télé seen i oto. seen i ñoom daal ay allemand lañ. donc Sané nag allemand la Koulibaly tamit xam nga moom dafa. moom sérieux la dem donc ñoom ñaar daal ñoom ñooy axe central bi mu nekk li nga xam ne moom mooy solidité retrouvée donc kon déjà loolee nekk na li nga xam ne complicité bi nga xam ne depuis 2013 ba léegi mi ngi ci am donc mi ngi noonu donc ki nga xam ne moom mooy Idrissa Gana Gueye nag daa métamorphosé wu fan yii de sur le plan offensif moom fan yii moom affaire yi dafa dox ci moom trop donc kon déjà loolu nañ ciy bàyyi xel maa ngi la doon wax sa booy brésilien boobu booy bi sa booy maa ngi la ko doon wax de. yow bàyyi ko. non Neymar bàyyi ko. mais Neymar daal fi mu nekk nii. ko su ne ko sama booy xoolal fu mu ne nii jet privé la yor ak benn Rolls Royce wala Bentley. léegi nag Dani Alves xam moom mooy capitaine u Argentine. moom nee na daal Brésil tey la gën a dëgg sans Neymar. waaw c'est que nag xam nga lan la sud-américains yi ay footballeur nañu. waaw c'est des façon ñi footballeur yu mag yëpp foofu la ñu jógee. waaw Amérique du Sud. stade nag aussi wax na lu leer. nee na Aliou Cissé daal ñoom def nañ débriefing ak moom nee na bu fekkee dañu bëgg a gagné coupe du monde bi mu def coupe d'Afrique bi. mu def 3 points de suspension waaw mu def 3 points de suspension pour wax li nga xam ne moom moo si nekk. sunu lamb. waay sunu lamb sama booy bi. al doon booy Reug ak Gris 2. Gris ñu ngi lay wër. kan mi ngi may wër. parce que yaa waxoon ne que Gris 2 day daanu. day. musuma ko wax yaa ko wax. waaye ban wax. dinañu génne archive yi. loolu man musuma ko wax. man musuma wax loolu. man xaw ma woon sax bëre bi kañ la. non man musuma ko. am na combat yu neex yu ñëw. combat yu neex ñëw Gris 2 nag mi ngi soog a am défaite. waaw booy Reug moo ko indi. mais quoi qu'on dise tamit Reug mbapat la def xam nga maa ngi la ko fi doon wax semaine bële. ne la Reug dafa aay ci kii. waaw loolu dafa aay ci mbapat. maa ngi la ko doon wax ne la Gris 2 dafa aay ci mbapat kii Reug Gris 2 moom dafa aay ci xeex donc bi mu demee nag Reug ba xam ne affaire bi xamul lu mu koy nulool da ko woo ci mbapat waaw bi mu ko woowee ci mbapat daal si la ko jàpp vraiment ak ci benn camp daal mu daan ko daan bu yéeme donc déjà loolu nekk na li nga xam ne daal taxaw na si donc noonu la ko def donc mu nekk loo xam ne daal léegi nag gars yi wax nañ si cadre yi nga xam ne moom mooy Gris Papa Sow Lac Rose Forza ñoom ñëpp gars yi dañ leen daane. waaw Fass daal fi mu nekk nii espoir am bu mujj moom moo nekkoon booy Gris 2 déjà moom tamit wax dëgg ne yàlla ki nga xam ne moom mooy général di Pape Ndoye ak Baara Ndiaye ñoom ñëpp dañ nekk di am ay xel ñaar léegi nag booy liggéey xam nga boo daanee sa yaram day tàng nee na fi mu nekk nii bu ko Luc Nicolaï joxee avance da koy encaissé. bu ko joxee ñu ngi wax ni que moom ak Ama Baldé dina ma nekk waaye Ama Baldé dafa ne moom bokkul ak moom catégorie moom VIP la. waaw mais nag man dama jàpp ne combat la de. combat bu rëy. combat la man dama jàpp ne combat la Ama nee na ko nag na dem jaari ci ay mboro moom quoi mais dama jàpp ne loolu waxu mbër la rek. waaw waxu mbër la rek. yooyu dañ ko war a bàyyi nag. waaw pour yokk kii la rek. nit ki kañ soo ko mënee kañ mën nga ko. waaw moom. waaw loolu daal nekk na loo xam ne taxaw na fii nii ñu gis également prolongation yi après kii Diène Kairé moom nee na moo Quench moom ci kattanu yàlla dootuñu bëreeti nee na booy bi dafa nooy quoi poltron la moom la jënd loolu la léegi nag Quench moom nee na moom xam nga lu mu décidé woon jàpp ko dóor ko ay mbuq yu tàng jër balaa mu koy daan fekk loolu amul daal donc ñoom ñaar daal seen combat bi niñ ko foogee woon daal dara amul ci sam waay nee na waaw loolu daal moom moo nekkoon ci xëtu yéenekaay yi tey donc loolu daal lañ ci waxoon jërëjëf Seydina Borom ñaari galon yi 11h ba 14h DJ Cool dina teew fii pour doxal King Feeling 14h ba 16h Lisa Georgia si King Détente fii si 99.4 la première radio digitale du Sénégal ngeen mën ñu seetaan si www.kingfm.sn wala suñu page Facebook Sénégal wala tamit ngeen woote si 88 628 99 90 16h ba 18h Coco Jean dina fi teew pour doxal Jukebox International d'ici là nekk leen si jàmm on vous retrouve demain à partir de 7h du matin n'est-ce pas Seydina Borom ñaari galon yi. waaw incha allah suba ci 7h du matin ci. Morning King waaw Morning King émission et puis di nuyu également Modou Gueye Kër Massar. donc moom daf ñuy déglu et puis Thiané fële ci diwaanu Cambérène. macha allah Cambérène nag àll da nga fa bëri ay auditeurs.
déedéet kay dañ fa bëri ay auditeurs. non jox naa la ko jëlal rek. déedéet nañ jël ñun ñëpp. non man fa laa dëkk moo tax xam nga kon moom ñoom samay auditeurs naturel lañ mais yow da nga fa bëri ay auditeurs quoi donc dañ lay déglu baax donc Thiané foofu Cambérène donc kaw Saralaay donc gars yi nekk foofu Cambérène. ak tamit premier galon. premier. macha allah lan moo xew ci premier galon. yii sama xarit la léegi. mais Al est-ce que yow ay premier galon ay deuxième galon mun nga ko bàyyi. premier galon. fii laa la ñëw ne la takkal deuxième galon nga bañ daw reculer.